أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. mbokk yi tey nee nañu muy guddi gi njëkk ci at mi di guddi gi njëkk ci weeru muharram. am na ñoo xamante ne commencé nañoo yónnee ay message di wax nit ñi bonne année. am na benn soxna bu ma wax léegi ne moom da li ko jaaxal ñu ngi koy commencé yónnee message bonne année même personne yi bisu tam xaritam dañ koy yónneewaat message ne bonne année bonne fête. nee na xanaa kon année bi ñaari tàmbaliwaay la am. loolu réflexion la boo xamante ne Mawlaana wax na ko nee na ñiy feete tam xarit nañu xalaat nañu commencé réfléchir ak ñun tamit ñuy réfléchir di leen ko fàttali ne bu dee dañ ne tam xarit moom mooy jour de l'an maanaam ci at bu bees bi la ñuy feete mu ne at mu bees kay ku koy feete da nga kaa war a feete guddi gi njëkk ci at mi wala bis ba njëkk ci at mi waaye looy xaar ba fukkeelu fan ba. loolu Cheikh Murtada doon wax nii da doon xamale ne Ashura dara xewut ci lislaam lu dul ñu rey waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi ko rey doon feete bëgg lu ñu dëggalee lu ñuy def moo tax ñu ne ci la at mi commencé waaye tubaab bi nee nañu le menteur a toujours la mémoire courte maanaam fenkat xalaatam du sori mukk. moo tax kàcc yooyu ñu kàcc yi ku xalaat tuuti rek mën nga xamante ne du noonu. beneen boroom xam-xam ne ñun de waa kër ahlul bayt ñun ñuy topp yonent bi suñuy neen ñi de àddina bi yépp seen civilisation mooy suñuy feete premier jour année dañuy tirer ay feu d'artifice di tëgg di fecc mais ne ñun waa kër yonent bi suñu waxee ne rek ne année bi commencé na rek ci la suñuy jooy di commencé ci suñuy naqar di commencé te loolu nag moom mooy sunna waa kër ahlul bayt ndax imaam Ali ibn Moussa Rida alayhi salaam nee na de heure bu muharram commencé woon sama baay Moussa al Kazim dootul reewati dootul kafati mais da ngay gis muy am naqar di am tristesse di jooy lu bis yi di continuer muy continuer mettitam ak naqaram ak tristesse am ak tiisam di gën a continuer ba fukkeelu fan ba nag day dem ba tristesse bi day exploser muy nekk ci ay jooy yu metti suñ ko waxee lu tax mu ne bis bii dañu rey sama maam Hussein alayhi salaam. allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. ndax waa Bani Umayya comme que ñoo yoroon presse bi comme ni ma ko waxee woon ñoo yoroon borom xam-xam yi ñoo yoroon école yi ñoom demoon nañ yar nit ñi ci loolu ci ay kàcc yi ba nga xam ne demoon nañ ba bis bi ñu rey imaam Hussein alayhi salaam demoon na ba réer ndax demoon na ba nekk feet pour ñëpp mais imaam yi surtout imaam Rida alayhi salaam ci liggéeyam gën a mag bu mu def moom nee nañ moom moo dekkaliwaat mettitu Ashura mettitu Karbala ba yaraat ci nit ñi bañ commencé koo célébrer ba xam dëgg-dëgg li ci ne combat boobu nag la Mawlaana continuer ba tey ji démb am na lu ma waxoon am na ñu ma ci posé ay questions yu bari mais wax naan passé amul futur amul présent rek moo am dama bëgg a fàttaliwaat nit ñi ne Ashura mu ngi amoon nee nañ 10 octobre 680 ñu ne mu ngi amoon fukki fan ci weeru muharram ci l'an 61 de l'hégire loolu la événement boobu amoon mais événement bi tey jii ba tey jii day continuer di am maanaam képp ci ñun tey jii war naa xam moom ban statut la am moom kan la représenté ci ñi xewoon ñi nekkoon Karbala parce que Karbala lan moo fa xewoon mooy ñi gënoon ci kaw suuf ci ñi yàlla sàkk ñi nga xamante ne leer gi gënoon a leer di jolli di leeral di niital nit ñi yoonu dëgg yoonu lislaam ak yoonu justice ñoom ñoo nekkoon ci benn côté bi loolu bu ko kenn fàtte en général suñuy fàttaliku Ashura toujours ñu dañuy fàttaliku rek beneen côté bi mooy lan mooy ñi gënoon a lëndëm ci àddina ñi gënoon a yées ñi gënoon bon la plus grande concentration du mal ñoo nekkoon beneen côté bi képp ci ñun nag tey à chaque moment de ta vie Karbala mu ngi ci yow Ashura mu ngi ci yow kenn nga ci acteur yooyu
loolu tax ma ne c'est seul le présent ñan ñoo nekkoon acteuru Karbala yi ñan ñoo nekkoon ci Ashura incha allah dinañ ci dellu ci lu gën a yaatu ci jour yi tey rek dañuy ñëw répondre incha allah rabbi jógee imam Hussein bi mu jógee Médine fan la dem Makka première question bi mooy pourquoi tey ay pourquoi rek lay tontu pourquoi mu dem Makka bi mu jógee Makka fan la dem Kuufa la doon dem pourquoi muy dem Kuufa ki nga xamante ne moom moo orchestré moom la ñu jox rôle bi nga xamante ne moom moo def scénario bi moo def plan bi moo def stratégie bi moo def tactique bi pour rey imam Hussein mu ngi tudd Ubaydallah ibnu Ziyad laanatullahi alayhi pourquoi Ubaydallah ibnu Ziyad waaye tam ki imam Hussein yónni jox ko confiance mu dem nekk ambassadeur am jiitu ko Kuufa préparer terrain pour mu ñëw mooy Muslim ibnu Aqil alayhi salaam pourquoi Muslim ibnu Aqil mbokk yi pourquoi yooyu la ñuy jox rek bu ci nekk quelques minutes incha allah rabbi bi barakati salawat ala muhammad wa ali muhammad jazakallahu xayr murtada sànq ci waxtaanam wax na imam Hussein bu muy génn Médine di dem Màkka ñan ñoo desoon lan moo tax ñu des ñan la àndaloon lan moo tax ñu àndal ak ñoom imam Hussein bu muy génn entre 70 et 72 personnes la àndal ñoo àndoon ak moom ci ñooñu 18 yi ñëpp waa ahlul bayt lañu ci góor ñi bokkut ak jigéen ñi ak xale yi 18 yi bokkoon na ci ki nga xamante ne moom mooy parrain wu sunu Ashura wu ren bi muy Aliyun ak Akbar Ali Akbar nekkoon doomam bu mag moom lañ doon wax ne moo niroo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que képp ku namoo yonent bi moom ngay xool bokkoon na ci Abul Fadlil Abbas Abul Fadlil Abbas moom moo représenté woon imam Ali alayhi salaam ca Karbala moom moo nekkoon représentant ndax imam bi ñu ko dóoree jaasi laata moo faatu dafa woo doomam yépp dénk ko Alxasan mi ko war a remplacer moom la Ibrahima Sakho doon wax ne moom moo nekkoon xalifa imam Ali waaye jël Abul Fadlil Abbas dénk ko Hussein ne ko bis dina ñëw Karbala dina xew bis boobu rek du ma ko fekkee waaye yow Abul Fadl yaa fay nekk sama représentant Xaasim nekkoon doomu imaamul Hasanul Mujtaba moom tamit mu ngi woon ci ñooñu moom moo nekkoon représentant imaamul Hasanul Mujtaba ndax bi ñu ko posenee posen bi dagg xol bi dagg res bi muy wàccu res bi imaam Hussein daf ko tiim di jooy Zeynab tiim di ko jooy mu ne ko noppil yaa aba abdillah laa yawmaka yaa aba abdillah li ma dal metti na lool mais sa bos moo ko gën a metti ndax benn bis du mel ni sa bis bi yaa aba abdillah du ma ko fekk maa ngi nii di dem waaye sama doom Xaasim jour boobu moo fay nekk sama représentant am na yeneen doomu imaam Asan yoo xamante ne ñu nga woon foofu am na ñu fa des am na ñu sobe waaye àndoon naag imaam Muhammad Baqir nekk doomu imaam Zeynul Abidin nekk liir imaam Zeynul Abidin tam mu ngi àndoon ak moom bokkoon na ci ñu àndoon ak dem Karbala soo leen mën nañ leen lim benn par benn ba mu mat 18 ñi ci des nag ay saabaam la ñu woon ñii ay saaba yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam ñii ay saaba imaam Ali alayhi salaam la woon bi imaam Ali génne àdduna ñu ànd ak Asan ànd ak moom ñooñu ñoo formé woon jamono jooju ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon ci kaw suuf. am na ñu fa desoon ku ci bokk na Jaabir ibnu Abdallah al Ansari parce que yonent bi daf ko joxoon mission ne moom mooy suul imam Hussein moo koy suul mooy defar bàmmeel bi mooy njëkk a def ziyaara ca Karbala mooy 40e jour bi donc ñoo ñëpp ñi nga xamante ne waroon nañoo dem te demuñu ku ci nekk da nga amoon mission spéciale boo xamante ne yow moom ngay joué fekke woo Karbala mais bokkoon nga ci soldaaru imam Hussein ca Karbala bokk na ci Abdallah ibnu Abbas bokk na ci Abdallah ibnu Jaafar bokkoon na ci tam ñeneen ñoo xamante ne waroon nañoo dem mais ñoom ñoo choisir lànka dem parce que dañoo àndoon ak imam Hussein ànd ak waa ahlul bayt li leen taxoon ñu ànd ak ñoom mooy tout simplement dañoo bëggoon profiter ci ñoom mais mosuñoo gëm li ñu nekk ay politiciens la ñu woon ku ci mel ne Abdallah ibnu Zubayr loolu lépp incha allah dinañ si dellu imam Hussein pourquoi mu dem Makka parce que Makka ñaari mbir moo tax imam Hussein dem ca principalement
mooy Makka foofu rek moo nekkoon bërëb boo xamante ne même ñi gëmul woon l'islam jamono jaahiliya dañoo wax ne kenn waru faa tuur deretu nit parce que Yazid yónnee woon na ay agent secret Médine fu ne pour ñu rey Imam Hussein mais Imam Hussein alayhi salaam bëggul seetaan ñu rey ko noonu rek après ñu ne noonu ay vayu ñoo ñëw fekk ko foofu rey ko et cetera raconter histoire comme loolu la ñu bëggoon moo tax dafa leen doon feeñal politique gars yi pour que suñ koy rey tamit ñu rey ko ci lu leer ba ñëpp xam ne lii moo ko rey lii moo tax ñu rey ko du am benn sikki sàkk ndax buur yu saay-saay yëpp noonu la ñuy def seen opposant bi nga xamante ne xool nañ ne amuñu dara luñ ko mën a jiiñ luñ ko jéem a taqal dinañ ko essayer provoquer su toogee faalewul seen provocation suñ demee ba amatuñu benn pexe dañuy créer benn scénario ne da doon dox ay bandi ñoo ko kocc rey ko ñu ne vraiment c'est mauvais après sax na leen jaral ñu dem jàpp bandi yooyu rey leen wala ñu ñëw fekk fa mu toog jël seeni soldat wala dara yóbbu fa ñu def fa ay bomb ñu rey ko après ñu noonu voilà c'est les terroristes suñu paree ñoom ñooy dem fekki terroristes yooyu itam rey leen ne voilà ñun rey nañu terroristes yi gis nga lii xew tey jii du tey la commencé de lu yàgg la moo tax nee nañ politiciens tey yi seen exemple bi gën a mag moom mooy Muawiya moom loolu laa doon wax keroog ñu ne Muawiya a été un Machiavel avant la lettre Machiavel bi ñuy wax ne tey jii livre boobu mu bind muy Le Prince ci la politiciens yëpp di basé wu pour seet naka la ñuy def pour am pouvoir waaye naka la ñuy def ba pouvoir bi du leen rëcc loolu laatañ Machiavel di ko xalaat Muawiya xalaat na ko appliqué na ko jàngal na ko doomam loolu tax Imam Hussein ne nag naa leen feeñal xaaral ma dem Màkk beneen bi moom mooy Màkk fa la nit ñëpp itam di daje c'est l'occasion diggante Màkk ak Médine fu mu dem mu expliquer lan mooy combat am lan moo tax mu jóg damaa jóg pour digle lu baax tere lu bon dekkal sama diine maam ji nga xamante ne soppi nañu lépp moo tax marche boobu Imam Hussein def marche de conscientisation la maanaam dox la pour leeral nit ñi mbir mi nu mu demee marche de protestation la marche la pour weddi wax ne d'accordul ci li nit ñi ci li xew ci jamono d'accordul ak buur yi mais pour leeral tam doomu aadama yi yëpp fépp fu mu toll alte bu mu dem jël na fa discours wax fa lool ba bi mu demee Màkka nag mu dajeeg pèlerinage bi mu dajeeg aj bi nga xam ne fa la ñëpp daje fa la def nag acte bi gën a mag ci leeral lan moo ko tax a jóg maanaam dajale na nit ñëpp def fa discours yu gudd na discours yi Imam Hussein ku dem ci livre di nga ko gis discours bu mu def Màkka feeñal na ci discours boobu lan mooy nguur gu saay-saay mais feeñal na ci discours boobu tamit ñan ñooy dimbali buur yu saay-saay yi pour ñu des fa moom mooy sëriñ suñu corrompre si ak sëriñ ñi jaay seen àllaaxira jënde ko àddina wax na nit ñi naka la ñu mel ba wax ci alxuraan fi yàlla di wax naan li alag waa bànni Israël mooy dañoo dem ba seen buur yi seen sëriñ yi ak seen chefu diine yi dañoo dem ba àddina lañ jël teg si kanam bëgg àdduna la ñu teg seen kanam ut alal la ñu teg seen kanam ba jël alal di ko jël di ko denc di ko thésauriser loolu moo leen gënaloon ñu toppatoo diine ji nee na exactement la même chose moom moo daloon aussi sëriñ yi jamono jooju parce que bu leen fàtte ne sëriñ bi nga xamante ne moom moo bind décret ne Imam Hussein dagan na moom moo bindal Yazid décret ne ko dagan na pour nga tuur deretam ndax lan ndax dafa weddi buur sëriñ bu weddi ku mën a weddi buur bi koo mën a tool rek ne ne l'islam daganan la pour que ñu tuur sa deret donc voilà gis ngeen déviation bi fu mu eggoon donc Imam Hussein ñëwoon aussi Médine dem ba Màkka ci biir aj bi mu def fa ay discours leeral nit ñi ñëpp ba pare leeral leen tamit lan moo tax mu jóg encore une fois ñëpp xam ko parce que toujours stratégie politiciens yi moom mooy dañuy taxalaate maanaam dañuy sosalaate ku ñu bëgg a sànq rek dañ lay sosal dañ lay fenal te comme que ñoo yor presse bi ñoo yor lépp lu nit yàgg a dégg yàgg koo gis day yaakaar ne loolu dëgg la moo tax Imam Hussein daal leen jiitu ci loolu lépp ba ëllëg kenn du mën a wax ne ah lii moom moo taxoon mu jóg parce que moom ci boppam ci làmbañam moom moo wax lan moo tax mu jóg mais li gën a fort ci acte bi Imam Hussein def pour wan nit ñi ne li ko tax a jóg moom mooy lii ñu taxawal xalifa bi teg ko loolu du l'islam mooy dañoo dem bi nga xam ne fi aj bi di nekk ñu naan yawmul ajul akbar muy bisu Arafat nga xamante ne suñu taxawee Arafat ba pare li ci des rek moom mooy dem Muzdalifa après ca suba la ñu dem Munna rey fa xar yi jubal dem Màkka tawaaf mu nekk ba ci tàkkusaanu Arafa ñëpp di xaar mu jubal Muzdalifa mu daal leen wan ginnaaw
jubali dem Irak eggalewul aj bi da leen doon jàngal ne li tax aj am li tax aj valable moom mooy aj bi ñii aj dañuy xam kan mooy imaamu jamono daat koy topp loolu mooy valider seen aj mais suñu demee ba imaamu jamono nekk ba ñuy waaj a aj mu wan leen ginnaaw dem feneen dafa leen bëgg a wax ne vous avez dévié du chemin te lii ngeen nekkatul siraatul mustaqim te siraatul mustaqim man la ku bëgg a nekk siraatul mustaqim man ngay topp parce que aj boo xamante ne toppoo imaam bi nga xamante ne moo war a organiser aj bi valable. allahumma salli ala muhammad wa bëgg leen xamal tamit ne suñ jógee foofu dañoo war a dem rendi ay xar pour def li sunu maam Ibrahima alayhi salaam defoon bi ko yàlla joxe ndigal ne ko rendil sa doom Ismaïla mujj gi ñu remplacer ko par xar mais yàlla dafa waxoon ci aaya bi wa faddaynaahu bi zib'il azim changé naa ko ak beneen rey boo xamante ne moo màgg moom moo gën a rey un sacrifice immense ñu ne bis boobu Imaam Hussein wane ginnaaw wan leen ne maa ngi dem damaa waroon a dem fee rey fa xar waaye nag sacrifice boobu ma war a defar yàlla pour rey xar bi dama koy remplacer par sama bopp laay dem jox yàlla ak sama njaboot ki ci jiitu moom mooy nekk Ali Akbar ak nga xamante ne ànd nañoo ak man loolu mooy nekk sacrifice bi mag bi nga xamante ne moom mooy dundal l'islam comme sacrifice bi nga xamante ne moom la maam Ibrahima doon def ci Ismaïl te yàlla daat koy différé boobu nag ci man lay amee ci boobu lay am loolu tax imaam jox leen exemple boobu daal di dëddu wane ginnaaw moo tax exactement 10e jour du mois de Zul-Hajj moom mooy tabaski 10e jour du mois de Muharram un mois jour par jour boobu lañ ko tëral Karbala daal di dagg bopp bi. labbayka ya Hussein. labbayka ya Hussein. pourquoi Kuufa parce que Kuufa fa la imaam Ali alayhi salaam defoon capitalam foofu la imaam Ali alayhi salaam bi ko nit ñi demee ba sonn jox ko xilaafa gi opposition bi commencé am fu ne parce que dafa jël discours ne jox ngeen ma xilaafa gi de bi ñu ko jox dafa bañ waaye nag comme que jox ngeen ma ko ba forcé ma ko léegi nag dinaa leen teg fi nga xamante ne foofu la sama mag Rasulullah tegoon diine ji privilège yëpp dinaa ko dindi lépp lu ci bokkul dinaa ko dindi ñaari discours yooyu mu daf koo def ba pare rek ñi nga xamante ne ñoo gënoon a chaud pour jox ko xilaafa gi parce que yaakaaroon nañ ne ni ñoom la mel parce que yaakaaroon ne suñ ko joxee xilaafa gi su boobaa na leen defal ay privilège parce que ay mentalité politicien lañ am muy Talhatu ak Zubair ak Aïcha bi ñëwee ci moom ne ko léegi nag suñu wàll ci mbir mu ne wàll ci lan léegi de mbir mi daal dama koy tegaat ci yoon rek ñu ne ko ah loolu de du mën a ne ñu de du ñu yemaat nit ñi mun leen de loolu de moom moo fi am ñoom tamit ci lañ dem def seeni complot ne ñoom tamit nañ ko fi dindi xilaafa gi jël ko complot yu bari imam daal di jóge Médine dem établir Koufa moo tax guerre boobu ñuy wax la bataille du Chameau mooy Harbul Jamal Aïcha jiite ko ak Talha ak Zubair mu ngi amoon Basra temps yooyu Irak ñaari ville yu mag ñoo fa am mooy Koufa ak Basra bi imaam xamee ne ñu ngi ñëw ci la génn Koufa ñëw fekk si leen ñu daja Basra fa la guerre boobu amoon mooy la bataille du Chameau fa la leen gañee duma leen Talha ak Zubair foofu lañ deewee mu daal jël Aïcha delloo ko Médine jox ko ay escorte ay jigéen pour ñu delloo ko ne ko toogal foofu sa biir kër fi la sama mag toogloo woon fi la yàlla toogloo woon ndax kat soxnaas yonent yàlla dana leen woon waxarna fi buyutukunna wala tabarujna tabarujal jaahiliyatil uula saagawu ko dóoru ko jëlul prisonnier de guerre jëlul lenn ci seeni alal mais moom moo appliqué lenn loolu tam day dëggalaat ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam Ali moom mooy eggale mission parce que yàlla dafa wax ci alquran yonent bi jaahidil kuffaar wal munaafiqiin waghluz alayhim na nga xeex ak yéefar yi ak naafeq yi na nga tar ci ñoom mais dans toute l'histoire gisuñu fenn foo xam ne yonent bi xeex na fekk naafeq yi mais ki xeex ak naafeq yi moom mooy imam Ali alayhi salaam comme que imam Ali mooy yonent bi moom mooy imam Ali donc ci guerre boobu sax la ñu xam naafeq naka lañ koy traité ci guerre ndax naafeq dafa wax ci làmmiñam ne jullit la kon kenn waru koo traité comme yéefar moo tax bi gars yi bi ñu leen gañee ba pare nit ñi bëgg a ñëw jël leen def leen ay jaam ñi bëgg a jël seen parti butin bi imam Ali dafa taxaw ne leen déedéet bàyyi leen bu leen def benn prisonnier bu leen def kenn esclave parce que quel que soit le cas ñuy wax laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah bu leen tam jël seen alal donc loolu moom moo indi woon imam après mu toog Kuufa waa Kuufa yooyu nag
nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon taalibe imam Ali jamono bi ñu fay nekk ñoom ñoo bindoon ay lettre imam Hussein bi Muawiya deewee ne ko léegi nag jot na ñun duñu nangu mukk saay-saay bi Yazid di nekk suñu xalifa ñëwal ñu jox la xilaafa gi ñëwal nga daal ñuy guider teg ñu ci yoon droit ci yoon wu jub soo ko deful nag xam nga la defoo sa mission. Plus de 30 000 lettres mais foofu naa fa des tuuti pour expliquer leen tamit ne Kuufa ñan ak ñan ñoo fa nekkoon Kuufa dafa amoon ñooñu ñi nga xam ne ñooy les vrais chiites ñoom ñoo nekkoon taalibe imam Ali dëggantaan yi mais bari wu ñu woon de ñu néew la ñu woon bokkoon na ci Souleymane As-Suraat bokkoon na ci Ibrahim bi nekkoon doomu Malik Ashtar bokkoon na ci Muslim ibn Awsaja bokkoon na ci Habib ibn Mudahir léegi ñoom tam dafa amoon 2 catégories ñenn ñi laata imam Hussein di egsi Kuufa agent secret Yazidi yónnee nañ ko ay rapport wax ko ne ñooñu bind nañ koy leer ñu ngi koy xaar laata muy egsi yónnee na fa Ubaydullah ibn Ziyad mu yónnee ay policiers ñu def rafle jàpp leen ñoom ñëpp ñu nekkoon dirigeants yu les vrais chiites ñi si jotoon a rëcc mooy Muslim ibn Awsaja ak Habib ibn Mudahir ak ñeneen ñooñu raw nañu génn désert bi ñooñu mujj nañ dem fekk imam Hussein Karbala ba ànd ak moom bokk nañ ci jox seen bakkan jour Ashura bi donc moo nekkoon benn catégorie beneen catégorie gi mooy ñuy wax élément infiltré gis nga ci stratégie même suñu jamono yu buur yi saay-saay yépp suñu xamee kii ne kii sa opposant la maanaam d'accordul ci li ngay def ndax da ngaa ci saay-saay dañuy jël ay nit yóbbu ko ci moom ne dem leen rek mel ni ay taalibeem nekk leen fa lu mu wax rek ne leen noonu la suñu waxee ne leen labbayka yaa Hussein allahumma salli ala muhammad wa alihi ñu leen ne mawlaana mais nekkal leen ñu fa noonu la Yazid defoon moom Muawiya defoon jël ay éléments yu bare ci population Irak yi ci population Cham Syrie yóbbu leen ñu daal dem dëkki Kuufa pour lan pour nekk fa ay waayam ñooñu nag bokkoon nañu ci ñu signé lettres yi nga xamante ne ñoom ñoo invité imam Hussein bokkoon na ci ñooñu ne ñi ci ëpp Murtada mu ngi ko doon wax sànq développé ñi ci ëpp ay doomu saaba lañ comme moom xam nga Muawiya doomu saaba la ndax baayam mooy Abu Sufyan amoon na ay partisans parce que bu leen fàtte ne Ousmane cousin la woon te bi Ousmane jëlee pouvoir bi dafa jël waa Banu Umayya yépp favoriser leen ñu ci bëri ci ñooñu ay doomu saaba la moo tax ci Ashura imam di leen cité benn par benn yaa shi'ata Abu Sufyan yaa shi'ata ali Abu Sufyan yéen ñi nga xamante ne yéenay les chiites les partisans àndandoo waa kër Abu Sufyan ba pare ñu bari mu cité seen nom Shibs ibnu Rabi yow mi nga xam ne Shibs sa baay mooy Rabi kooku saaba la woon mu ne Umar ibnu Saad moo nekkoon général bi dirigé armée bi rey imam Hussein Umar la tudd baayam tudd Saad ibnu Abi Waqas nekkoon saaba nekkoon sax cousin yonante bi far ci benn côté ak Ash'ash tamit saaba la woon bu xam nañ ko doomam tam mu ngi woon ci généraux yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon mujj gi ñoom ñoo nekkoon ñi rey imam Hussein même Shimr ibnu Zil Jawshan Shimr doomu Zil Jawshan saaba la woon Shimr bi nga xam ne moo dagg bopp imam Hussein ba pare taxaw di bàkku naan taajabu di wax naan rey naa waaru leen ci man rey naa doomu yonent bi desoon ci kaw suuf baayam saaba la woon donc benn catégorie boobu moom troisième catégorie bi mooy ñi ñu tuddee woon les indécis ñi nga xamante ne ñoom faruñu fenn fu doole ji nekk rek foofu la ñu far loolu moom moo tax ñooñu ak ñeema wax ñoo nekkoon traître yi ñoo fa ëppoon ci jamono ji nga xamante ne Muslim ibnu Aqil egsi na fa donc Kuufa enfin foofu la bàmmeelu imam Ali nekk quelque temps parce que fa ñu reyee imam Ali ci biir jàkka ji quelques kilomètres fa la ñu suur imam Ali mu nekk Najaf foofu nekk Wadi Salam actuellement nee nañu c'est le cimetière le plus grand du monde plus de 6 millions de personnes suur nañ leen foofu ca Najaf foofu tamit ci la Zeynab daan jàngalee te benn jour muy jàngale alxuraan imam Ali romb mu naan muy firi suratul Maryam ne bismillahi rahman kaaf ha ya ayn saad mu ne kaaf bi kaa bi mooy Karbala ha bi mooy halaka rey nañu yaa bi mooy Yazid mooy joxe ndigal pour ñu rey ayn atash moom mooy la soif te ki ñuy rey dañ koy maral laata ñu koy rey mais saad bi moom mooy sabre du tere dinañ am sabre dinañ am la patience mu ne loolu ci aaya boobu ci la yàlla di nettali naka la ñu reyee imam Hussein alayhi salaam bi imam Ali rombee
Zeynab di nettali aaya boobu di ko firi mu ne wallahi wax na dëgg loolu lay tekki. kon loolu bokk na ci li taxoon imaam Hussein dem Kuufa ndax ay partisans papaam ay chiitam ñoo fa nekkoon ñoom ñoo ko woo mais situation bii ma waxoon moom moo fa amoon. pourquoi Ubaydallah ibnu Ziyad li moo tax Yazid daal koy tànn bi mu déggee ne Hussein mu ngi dem Kuufa mu daal di détrôner mu daal di dàq gouverneur bu fa nekk daal di yónni Ubaydallah ne ko gaawal dem remplacer ko parce que rôle boobu yaa ko mën a jouer lu tax déglu leen bu baax li ma doon wax naan tout se fait au présent gis nga sëtu yonent bu jóg pour liggéeyal maamam kenn rek moo koy mën a compte kenn mooy koo xamante ne judduwoo ci yoon da ngay nekk un bâtard déglu leen bu baax koo xam ne da ngaa juddu boo xam ne nekkul ci yoon wala nga nekk nit koo xamante ne ñaaw téef yi gën a mag da nga koy def parce que soo nekkul loolu rek doo ko mën a xeex il faut nga nekk naankatu sàngara nekk góor jigéen wala nga nekk njaalookat wala nga parce que soo boolewul yooyu rek yow doo mën a tiim wala xool surtout yonent di ko combattre moo tax Muawiya Yazid ne s'est pas trompé sur son choix. Ubaydallah ibnu Ziyad papaam ci boppam Ziyad la tuddoon mais Ziyad dafa amoon ñetti tur ñi di ko wax Ziyad ibnu Abu Sufyan mooy ñi nga xamante ne dañoo ragaloon Muawiya te ragaluñu yàlla noonu lañ ko doon tuddee ndax lan ndax Ziyad moomu yaayam Sumayya dafa nekkoon benn jigéen buy jaay boppam xam nga arab yi heure bu ñu amaan doom bu jigéen dañ koy rey dañoo toogoon benn moment boo xamante ne ci dëkku arab yi foofu màkkaat yooyu yëpp dafa manqué woon jigéen dafa am lu fa daan xew maanaam benn jigéen day sëy ak ay góor yu bare léegi su amee doom rek moom mooy wax kan mooy bàyyi doom mooy tànn koo neex ne yaay sama bàyyi doom moo tax Ziyad bi mu juddoo ci Sumayya ndax jigéen bu doon jaay boppam te Abu Sufyan daka daan fréquenté Muawiya ne hé Ziyad sama doomu bàyyi la sama bàyyi Abu Sufyan moo ko jur daal di transgressé benn loi islam buy wax ne kenn warut a reconnaître doom boo xam ne juddul ci sëy ñi ragaloon Muawiya te ñeme yàlla dañ ko doon wax Ziyad ibnu Abu Sufyan ñeneen ñi di ko wax Ziyad ibnu Sumayya ndax ñoom dañoo ragaloon yàlla ragal Muawiya ñu ne kon Ziyad doomu Sumayya ñeneen ñi di ko wax Ziyad ibnu Abihi Ziyad doomu kaka jur baayam donc Ziyad moomu eggoon na ci mbonam moom la Muawiya defoon gouverneur Kufa moom am na ay nit yoo xamante ne moom laa doon nettali démb Muawiya dafa joxoon ordre ne ci jàkka yépp guddi ci xutba àjjuma imaam bi na saaga imaam Ali wax ne imaam Ali ku yées ci ñi yàlla sàkk la demoon nañ ba loolu ci Syrie ñi nga xam ne mosuñoo xam islam dañ doon jàpp ne Muawiya ak Yazid ñoo